Dame Mbodj bu FEDER mooy suñu gan tey Dame Mbodj maa ngi Moustapha dañuy dooree waxtaanee woo boo xam ne kii di xalifa général des Tidianes moo leen ko woowoon ca Tivaouane ngeen demoon fa ci dimanche ji toog waxtaan ak moom lan lañ mën a jàpp ci seen waxtaan ak Serigne Mbaye Sy Mansour. dëgg la noonu la amee dimanche xalifa général des Tidianes dafa dalal kuréelu jàngalekat yi. naam sax ca départ ba amoon na ay jeexi jaaxa yi ca am ndaxte comme ñun dañoo bëri ay kuréel ak ay état bi moo ko bëggee noonu. na ñenn ci yéen d'accord ñu woon ak toog ak ñeneen ñi. voilà jàngalekat yi d'accord ñu toog ak yeneen jàngalekat yi. voilà bi ñu yegg see groupe bi tudd G6 tudde seen bopp G6 ñoom dañ ne daal nekkuñu à l'aise ci toog ak ñun. ba tax sëriñ bi sax comprendre woon lu tax moom dañ koo waxoon rek ne ko ñëpp benn kuréel lañ ndax ndani moom ñëpp njabootam lañ mu woowoon ñëpp. biñ ñu laajee ñun amuñ ci benn problème mu wax ak ñoom ci suba gi. bi tisbaar jotee mu dakkal waxtaan wi dem taxawal waxtu wi. bi mu ca jógee mu dal bi ñu paree mu dalal ñu ñun ba presque timis lañ fa jóge donc ñaari pàcc yëpp waxtaan nañ donc FEDER lan moo jur ci jàngalekat yi ñii naan duma toog ak ñii ñii naan duma toog ak ñi lan moo tax. mais état rek moo nekk ci seen ginnaaw xam nga syndicalistes yi nag malheureusement suñu demee ba mun ñu comprendre ne jeu état la. maanaam parce que état day def diviser pour mieux régner mais cette fois-ci nag. dañu tirer une balle dans leur tête parce que ñoom dañoo defoon ne buñ ñu féewalee day gën a yomb ci ñoom. mais malheureusement ni ñii laay waxal du ma waxtaan ak ñii bi dafa andi benn. am ak kujje gu metti gu am ci diggante boo xam ni grève bu mel ni musta am te ku ci nekk di ragal a lever mot d'ordre bi te lii mus fee am parce que dañ daan nekk benn say lépp ñu koy waxtaanee gouvernement am nag dem xaajale ko defal ni loolu moo gën a oyof ci moom far nag wax dëgg yàlla li ko dal nii moom bëgg na cee génn xamul fu mel ne kon leçon la bu Serigne Mbaye Sy Mansour jox gouvernement bu Sénégal ndaxte boo waxee ne dafa gouvernement dañu wax ne du toog ak jàngalekat yi ñii lay toogal moom Serigne Mbaye Sy Mansour ne ñëpp nañ ñëw ñëpp njabootam lañ waxee démb dafa mel ni yow fekk nga waxtaan wi man ak moom dama ne ko xalif général ñu ngi lay sant di la gërëm jàpp nañ ne tey jox nga leçon bu rëy gouvernement bu Sénégal parce que moom dafa def ne bu dee day féewale jàngalekat yi ci lay gën a mën a diriger comme ni ko nasaraan yi di waxee yow nag da nga def li say maam daan def nga def li la Sénégalais yëpp di xaar mooy bu benn secteur amee jafe-jafe nga woote pour dal am ma ne ko nag yow bi ngay woote da ngaa woo ñëpp pour ñu toog waxtaan parce que loolu état moo ko doon def kon jàngal nga leen ci ne buñ bëggee saafara njàng ñëpp ñi ko séq dañ leen di woo ñu toog waxtaan. malgré tout mu ne leen yëkkati leen mot d'ordre bi ngeen lànk ba tëdd ca naaj wa. déet Moustapha lànk ñu ba tëdd ca naaj wa. effectivement sax moom waxee na ko noonu. parce que sànni nañu benn picc ni ñu yéen kët dafa mel ni li ma leen ñaan mayu leen ma ko parce que da ngeen dem gis base bi. kon nag comme da ngeen di gisi base bi maa ngi leen di may ngeen dem gis ko ñu ñëw dajawaat. waaye wax dëgg yàlla dañuy dajawaat loolu lañ jàpp maanaam nee na mu ñuy invité. kat yi ba pare ñu dajawaat ñun liñ ko wax mooy moo d'ordre bi bañ koy def dañu toog ak jàngalekat yi ñu waxtaan ci moo tax buñ bëggee tamit ak loo ñu mën a ñaan ñu rafetlu ko parce que yaay suñ kilifa ñun ñëpp li ñu jàpp mooy fokk ñu dem ci jàngalekat yi wax leen ni yow lii nga ñaan te lii nga ñaan it fii nga ko teg ñu nit lii la ñu état wax parce que état bi ñu yegsee dañu lim ñu njëkk a laaj mooy maa ngi leen di laaj yéen grève bu mettee nii lan ngeen séq état ba mu toll fii coow li mu déglu nag ci dal daan ni may naa leen temps bu doy li ngeen bëgg a wax lépp wax leen ko ñun waa FEDER ak intercadre bi ñu toogee mu daal di ñuy jox parole man mi maa njëkk a jël parole mu ne dañoo bëgg a xam lan moo leen boole ak état ñu ne ko état li ñu boole ak moom lu yomba lijjanti la dañ koy tënk bu ko defee mu leer ci sa bopp parce que ñun defuñu grève bi pour yàq état daf ne bi mu ñëwee 2012 nan ko may temps mu xool nu muy saafara problème mu njàng ñu may ko ñaari at yoo xam ne grève amul bi ñu toogee ñaari at yëpp ñuy waxtaan ba ñaari at yi jeex 2014 nag ñu tënk aw këyit woo xam ne mënu tudde protocole d'accord lépp lañ déggoo ci ñaari at yi ñu bind ko ci ñoom ñu taxaw ni lii ñu déggoo tey luñ mën a doxal la te duñ ko doxal ñu ne ko loolee mu déggoo nag ñun nag daañu la ci tënkal rek ñett pour bañ a lim lépp parce que poñe bari woon mais ñett yi rapidement mooy benn bi dañ ne woon ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi dañ cee boddi jàngalekat yi nañ ko wutal étude jox ko cabinet privé ñu partager résultat yi ubbi ay waxtaan ñu tiri ko ku ci nekk li say àq say ba léegi état bi lam ci digge woon deful loolu parce que dañoo waroon a toog waxtaan ndàmpaay yi ñu bodd ci jàngalekat yi ñaareel bi mooy ñu ameel jàngalekat yi ay rappel validation rappel intégration ak rappel d'avancement ñu tolloon ñoom ci mois de juillet 2017 ñu xayma ko woon ne toll na ci juróom-ñett fukki milliards ak juróom ñoom direction solde ñu ne nag looleen ñu ameel nan ñu wax noonu ñu koy fayee ñu bëgg nag ñoom di ko fayee
na ko weeru ne naa la jox juróom coow lay indi da ngay jox lu dal xelam bu ko defee jàmmanaam beneen bi nag mooy que ni comme ñoom dañoo déggoo woon ak ñun ci yeneen poñ yoo xam ni bokk na ci ay këyit yu ñu war a jox jàngalekat yi muy ay yeexital yu ci amoon maanaam buñ bëggee jot seen acte avancement xam nga liggéeykat bu ne daa war a avancer ñaari at yu ne ak ñetti at yu ne ci biir fonction publique maintenant nag ñu koy téye parce que xam nañu këyit yu su génnee daa am lu ñu war a ameel jàngalekat donc nan ko jeexal ñu déggoo woon ci te ba léegi nii pourtant ci déggoo yi am na loo xam ne gouvernement bi def na ko président Macky Sall ci boppam moo jël décision def ko yow nga ne du ca dal parce que loolu da nga jàpp ne bourse familiale rek la waaw non loolu lañ jàpp xam nga ñun dañ ni nañ tiiri mbir mi mu jaar yoon xalif général sax bi ñu toogee dama ne ko pour mu yomb rek dama lay expliquer la ñu boole ak état ci poñ boobu tey jii état mën nañ koo méngale ak koo xam daa yore ay jabaram ñeenti jabaram ci kër gi état tamit yore ak njaboot liggéeyal ci bii boor kee di ko liggéeyal kee di ko atteel kee di ko fajal kee di ko jàngaleel ñoom ñëpp mu boot leen di seen kilifa su bëggee jàmm am ca kër ga ca pénc ma day fexe ba yemale ñëpp borom kër beet bu amee ñeenti jabar bu fekkente ni tabaski daa jot mu jël ñeenti junni jox aaw bi ñaareel bi mu jox ko juróom benn junni jël ñetteel bi jox ko fukki junni ni ñeenteel bi yow kat yaay gone gu ndaw ga jox ko fanweeri junni kër ga tas na mu ne mooy kër ga tas na kay ma ne ko noonu booleeg état ñun dañoo jàpp ne na tëddee njaaxaanaay yemale liggéey katam yëpp parce que kenn ëpp ci sa morom njariñ gis nga kii jàngale bu ca ëppul njariñ kay atte ëpp ko njariñ kay aar nit ñi ëpp ko njariñ kay faj ëpp ko njariñ kay liggéeyal état ëpp ko njariñ donc loi bi nag dañu nañ yemale liggéeykat yi ci ndàmpaay wax ñu yem salaire mais ci ndàmpaay yi buñ dee ndàmpaayu dëkkuwaay la ñuy am ñoom ca diplôme yanuy amee nañ leen yemale bu ko defee kenn du gis ne maanaam ku am bac ci di jàngale yam ak ku am bac kane ca beneen pàcc d'accord léegi lan mooy ëllëgu combat parce que wax ngeen ak Serigne Mbaye Sy Mansour ne ko di ngeen consulter base bi après ngeen ñëwaat waxtaan diggante boobu lan moo fi nar a xew da ngeen di dem ci commencé jàngale normalement en attendant base bi prononcé wala moo d'ordre yi fi nekkoon mooy wéy ba léegi waaw loolu li may ci dool rek bala maa dugg ci question boobu mooy ñun loolu ngay wax ni bourse familiale lañ ko tudde mooy juróomi junni lan ni da ko ci yokk juróomi junni nag familial ñu jàpp ne da koo bëggal lawal ba mu yegg ci jàngale yéen soxla wu waaw te ñun nag wax dëgg yàlla ñaanuñu lebuñu dañoo wax rek nañ ñu jox suñu ak suñu élève li sàttu réew muy wax kon nag bu amee ay bourse familiale yu muy joxe na ko jox ña ko yàlloo ñun jàngalekat yi yàlloo wuñ ko leen wax rek mooy nañ ko tiri jaarale ko yoon léegi nag loolu bu ma ko leeralee ba pare léegi nag ñu ñëw ci loolu nga xam ne moom la ñu xalif général des Tidianes ñaan te ñu rafetlu ko parce que suñu kilifa la mais ñun li ñu jàpp mooy en attendant ñuy dem ñun waa FEDER laa mën a wax génn nañ suñu 10e plan d'action avant ñu fay dem nag te mën leen war a suspendre suñu 10e plan d'action avant ñu fay dem génn nañ suñu 10e plan d'action nga xam ni dañuy commencer dañuy comme jàngalekat yi dellu si nañ jóge ci bër bi tey lañ door suba bu fukki waxtu jotee ñu dakkal liggéey bi nag toog waxtaanee li nga xam ne moom la ñu proposé ñoom gouvernement bi ak tamit lañ jëlee ca Tivaouane léegi loolu lépp ñu waxtaane ko ñu wax ñu ñoom parce que ñoom ñooy décider ñoom jàngalekat yi àllarba ak alxamis nag moom duñ faste xànc ak morom loolu mooy plan d'action bii nga xam ne bu jàngalekat yi waxee à la base ne grève lay continuer noonu ngeen demee ma jàkkaarloog Serigne Mbaye Sy Mansour ne ko ñoo bañ dañuy grève waaw non ñoo bañ sax xëy na duñ ko waxee noonu waaye moom sëñ bi ku tedd ki moom li mu wax ñun jàpp nañ ni rafetlu nañ ko dina leen comprendre waaw ñun parce que dafa xam ni jàngalekat aussi ñoom dañoo nekk ay nit ñoo xam ni pour nga wañ seen loxo dina jafe li ñu mën nag mooy la yilife jàngalekat d'accord yéen tamit ki leen yilif mooy seen ministre de l'éducation nationale mu mel ne jamono ji déggatuñ ko ci négociation yi premier ministre la ñuy dégg ensuite président de la république ensuite dem Tivaouane ministre bi anam moom waaw mais ministre yi kay moom nërmeelu nañ ñoom fi mu toll ni ñoom ñi séq mbir mi surtout Serigne Mbaye Thiam moom kay wax dëgg yàlla wane na ak tëleem ba ñëpp nangu nañ ko parce que moom début bi li coow li am ni yëpp Serigne Mbaye Thiam moo ko andi lu tax parce que affaire waa ba jiba jim def mooy kat yi te lii mus fi am Serigne Mbaye Thiam moom biñ démarré ba léegi moom mooy ñàkkal fayda grève bi dem na fi assemblée député yi ne ko fa question orale yow njàng mi fu mu toll mu ne non grève bi bëriwul ay nit tuuti nit rek ay grève ndeke booba moom day bañ a ñàkk postam waaye fi mu toll nii man damaa gëm ne bu dul woon ci gouvernement partage bi nekk nii nga xam ne gouvernement pàccoo la bu nekkoon ne nekkul ci gouvernement pàccoo kon ba tey dàq nañ ko parce que li fi xew nii amul benn ministre bu mos a dundal lii njàng mi te dàq ñu la kon nag ñun li ñu jàpp mooy Serigne Mbaye Thiam moom
moom féete na boor mais nag li tax mu féete boor du loolu kese parce que temps yi dafa am coow loo xam ñëpp dégg nañ ko Sénégal parce que moom budget éducation moom moo ko yore moom moo koy doxal ñu ne nee nañ woon sax natt nañ ko ba ci 40% ci budget Sénégal waaw léegi nag xaalis boobu ñu ko jox ARMP ci rapport 2014 bi ñu doon nëbb dañ cee jot ñun ñuy wone ne xaalisu ministère bi dañ koo pasaree benn biñ ci mën a joxe firnde mooy lycée Mariama Ba bu Gorée ñëpp xam nañ ni lycée la boo xam ni luy toll ci nga fa nekk moo gën a ndaw presque ci lycée yi Sénégal yi mais lycée boobu nga xam na muy ndaw nga xam ne kër gu mag dong la presque matul ab lycée mu ni moom day dem peinture ko dindi buntu yi remplacer ko 1 milliard la réflexion lañ wax waaw mooy réflexion mooy defaraat mu gën a dëgëral gën a rafetal waaw réflexion mooy doo def travaux yu am doole maanaam da ngay dindi xoos peinture def ay léger travaux loolu la fa def mën nga daaj ji karo yi sax karawaat waaw karawaat loolu lépp même loolu lépp boo ko defee 860 taxes loolu la ci def daanaka benn milliard xam nga loolu muy njombe lu rëy léegi nag ñun ñu wax yëg ko ñun de moo tax bëgg nañ mu yëg ko xam nga lu ñu def de ñun waa FEDER dans les jours qui viennent dañoo décider ni dinañ jël rapport ARMP bi partie bi ci concerné éducation parce que du boobu rek dossier parce que peinturaat na ministère éducation tamit bâtiment ministère bi ci téeméeri millions ak ñeent yoo xam ni da koo pàccee pour bañ a def appel d'offre de renseignement de prix donc ñun dañoo jàpp ne daañ jël rapport bi li ci concerné ministère éducation ñu yóbbu ko OFNAC buñ demee def suñu plainte bu ko defee OFNAC saytu ko bu fekkente ni amul ku ko protéger. yaag Serigne Mbaye Thiam fa ngeen jëm ndox amu ko. waaw non c'est pour mu leer rek xam nga ñun mënuñu nekk ci ministère bi ab ministre nekk fii di def lu ko neex ba noppi ñu toog di seetaan. d'accord loolu rek la. Dame Mbodj maa ngi koy gërëm bu baax di fàttali ne moom mooy njiital FEDER di kuréel goo xam ne ay syndicat wu enseignants ñoo ca nekk ñu doon waxtaanee ëllëgu école Sénégal ginnaaw ndaje d'enseignants yi amoon nañ ko ak Serigne Mbaye Sy Mansour dibéer ji la woon ca Tivaouane mbokk yi jërë ngeen jëf léegi journalu 20h ak Ramatoulaye Badiane.